te ñu xam ni y a de ces maladies là ça existe lu ci mel ni like kidney failure ñu koy wax insuffisance rénale diabète bi ça existe come on guys bu ñu demee bay xale yi ndaw di am insuffisance rénale war a di am diabète nga xam ni y a un problème ci sunu lekk war nañ ko xoolaat te en plus de ça ku ci amati malade nga yóbbu ko à l'hôpital ñu bëgg ko defal perfusion nañ la xoolal sugar level am nañu xool deretam suukar si ba pare parce que sama xarit may àndal fan yee keroog la système génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm te yéexee ñu lan moo ko dal dafa feebar ñu yóbbu ko hôpital gars yi defal ko perfusion yaram bi yëpp lakk te fii yow yaa ma gën a xam li fi ne so bu doon feneen la moom waxatuñ ko mais ici c'est le Sénégal dañ naan yàlla baax na war a ndogalu suñu borom la heure ma jot c'est très très dangereux jël malade rek amoo lenn looy def mooy di ko sampal perfusion te xooloo blood sugar level am c'est très dangereux ku ci indee di sa malade toogal nga assister ko wala nga wax leen ko ba pare parce que nit mën na feebar level suukar ci nit mën na daaneel nit ba mu dem hôpital loolu mën na am loolu mooy début diabète mën na am yow imaginer nga am sa suukar daaneel la nga am début diabète dem hôpital rek ñu sampal la perfusion te du n'importe qui moo war a am perfusion tu vois ces licences là moom bala ñu koy joxee war nañ ko xoolaat du n'importe qui lañ war a xëy bàyyi la rek nga ne tu es un docteur wala tu es un nurse am na yoo xam ne moo gën a important ci dëkk xoolal États-Unis bala ngay nekk un camionneur lu ne di nga ko daj bala ngay nekk un policier force de l'ordre lu ne di nga ko daj bala ngay nekk un docteur lu ne di nga ko daj bala ngay nekk un instituteur ngay jàngale école lu ne di nga ko daj parce que yu ci nekk instituteur yow c'est ça l'avenir xale yi duñ la bàyyi ak ñoom bu fekkee da nga am certain mindset dafa am lu nekk sa xel mi camionneur tu as la vie des gens entre tes mains un docteur loolu tamit policier force de l'ordre loolu tamit loolu lañ gën a fonk mais fii Mohamed capturé li ma bind li ma wax capturé ko Sankara Mbaye nga dugal ko ci sa sanab dañuy rey nit Sénégal docteur yi ñooy rey nit ñi yàlla reyu fa docteur yi ñooy rey barki Nabil Moustapha sama benn xarit a ngi nii sama benn xarit laa la wax boo xam ne mu ngi fii Paris mu ngi jooy yaayam bay bëgg a dee xoolal ëmb la toll nekk ci digg nekk ci état yaayam feebar bu ndaw yóbbu dem hôpital ñu opéré ko tafaam bi wuruñ koon opéré te mu ngi doon jël ci rendez-vous 6 mois mu ñëw Paris nekk ci jàmmam mu daaneel ko mu dem ñu ko dañ lay opéré opération bu rate mu yaay ji dee femme bi xaw naa dee te boobu mu ngi toll ci état ci mois am barki Nabil Moustapha ba léegi ni maire bi man bi ma waxee dee na man dama sokewu danoon bu maaleykum waaw Sankara na nga def ça va yaa ngi si jàmm bu baax billaay li ngay wax ni c'est très important Sénégal nit yaa ngi jeex ci loolu noonu à cause de perfusion yi ñuy defal nit sans ñu check sa blood sugar ou check sa high blood pressure sama benn cousine gaañu na yaa 2 ans ci ginnaaw moom itam dafa nekkoon début de grossesse feebar ñu yóbbu ko hôpital ñu perfuser ko suukar bi yéeg noonu la ñàkkee ba kenam bàyyi ñaari doom Sénégal vraiment war nañu gën a jóg ci affaire médecine bi li ñuy def métti na dañu mel ne nekkuñu ci dëkk jullit ñaaw na ñëw nit ki jóge fële ak métitam yaakaarul kenn. Sankara Mbaye, you are so right. Sénégal lii moom it need to stop. dañuy jël nit yi rek da ngay ñëw rek dama feebar rek ñu jël perfuser la for no reason duñ la check xamuñu sa high blood pressure ni mu toll xamuñu sa sugar level fu mu toll ñoom daal they don't know. ay Sankara Mbaye loo wax rek am na loo bàyyi de barke leeru alxuraan barke téere maam yàlla sama mag bi ma bokkal benn papa bañam mooy metti mu jóge Tamba di ñëw mu jóge Payar ñëw ka Tamba di fayu si barke Seydina Mohamed bëñ buy metti xawma médecin yi duñ ko kolo ba dindi bëñ bi dafa ñib rek dee barke Seydina Mohamed Rasulullah dafa def choc loos bi di metti ñu opéré ko opération bi docteur yi ñoom ñoo avoué ni dañoo am fu ñu juum ci biñ koy opéré am fu ñu laal warul loon laal ko
ba instant yi wax normal mënatu ko wallahi démb daf ma woo jooy ba sonn ñu ni ko mënatuñ si dara bi ñu lay opéré la am fu ñu laal si sa cou bi si sa baat ba sa ñu ma ko sañ a wax wallahi nazim sama benn copine ba mu avorté ça fait même pas 3 semaines ëmb na di dem hôpital régulièrement di def ay visitam fan yi la avorté dafa toog rek biir bi tuuru te avant boobu biir bi moom doon na nàcc par tuuti ba ma ko expliqué ma ne ko demal hôpital loolu urgence la ba mu demee dañ ko ne loolu du dara xool ko ne ko du dara lii ça arrive moom tamit comme docteur ko mu toog loolu dal xelam mu toog ba si yàgg rek biir bi sotteeku xam nga bañ demee lan lañ ko. émission thème bi nii ça m'a beaucoup touché man maa ngi tudd Sali Marega depuis France thème bi ça m'a beaucoup touché parce que man je l'ai vécu suñu benn frère boo xam ne ñu ñoo mariéndoo même jour sama grand frère la ñu ñoo mariéndoo même jour moom mu jël soxnaam ma dem sëy sama kër jëkkër tension daaneel ko si doon dox ni tension daal di ko daaneel AVC il était conscient mais non fi yóbbu nañ ko de hôpital en hôpital bu ñu ko yóbbu ñu ne amuñu place yóbbu nañ ko principal ñu ne amuñu place yóbbu ko Fann ñu ne amuñu place ñu koy trembler d'hôpital en hôpital donc comme tension boo ko amee il faut ñu gaaw def Ankara, j'espère que tu vas bien. Ça fait très mal, ça fait vraiment mal ñu nekk di dégg les malades nekk di wax yenn yi ci médecin yi man dama yaakaar ne yenn yi ñàkk gëm yàlla la ñun ñii di jug moi je suis médecin ñun ñii di jug di dem wóorul sax ne dina yegg suñu liggéey bërëbu liggéeyukaay ba di faj ay nit erreur médicale du ñàkk bu gaañu rek ñu ne waa médecin bi moo ko rey ak yooyu noonu nañ fàtte ne yàlla mooy reye ñun reyewuñ kenn je suis vraiment désolée et ça me fait vraiment mal. Sénégal du ñu dem sama yaay nii lañ ko def ñu opéré ko ba pare goitre bi di tëjaat opération bi bloqué ko gaañ ko ba opéré wàlle fi mu war a noyyee ñu tëjaale ko boobu duñ ko obligé defaral ay canaux mu ciy noyyi ñu opéré waat ko plus de 3 fois encore mu doog a réussir loruñu ko te chaque jour chaque opération dangay pay. maa ngi lay siyaar di la maga dem yaakaar yaa ngi si jàmm mais tey mu fi nga fal am na solo trop sa macha allah man juste février dernier bii nii rek en fait ma femme devait accoucher yaa ngi comprendre donc bu bëggoon accoucher si guddi gi minuit laa génn sama kër si guddi gi j'ai fait plus de 5 hôpitaux biir Dakar foo dem ñu ne la bon amuñu place amuñu lii tu comprends ay wax yoo xamante ni ñàkk fayda si benn hôpital la. Sankara si loo nekk yaa ngi si jàmm ça va alhamdulilah li nga wax de billaahi dëgg ju wér péng la barki Seyduna Muhammad weddiwul ni yàlla mooy rey de waaye docteur yi Sénégal laa la wax ñooy ñi nga xam ne ñooy doggali lii man maa la ko wax ku am bac dem defi stage santé ñi bàyyi la si hôpital bi wala nga daan bale wala nga daan fubeere mujj di samp ay perfusion Sénégal li njëkk si ñoom mooy nit bu nee bët dugg si biir hôpital bi perfusion lañ lay njëkk a samp amul sax xaaral ma dem te ñëw xooluñu dara bu nee bërët perfusion bu dugg na sa yaram mais lii dañ ko waxta dee tamit dafa metti nit ñi di ñàkk seen bakkan. maa def yaa ngi si jàmm Sankara dama déglu léegi thème bi nga indi mais dama jooy ba sonn lii nii dama bëgg nga dugalal ma ko ndax médecin Sénégal ci boppam xamuñu dara lañ xamul lii ma lay wax sama petite sœur moo ëmb ba 7 mois laa la wax mu am cardiaque xamuñu ni kii dafa am cardiaque mu dem ñu defal ko perfusion cœur bi di palpiter ba ñu yóbbu ko façon hôpital bu ne wër nañ 4 hôpital ñu koy doon enterré Dantec ñu dem Dantec ñu ëllëg ko ñu sauvé ko ñu bàyyiwaat ko fa 4 mois imagineel ku yore cardiaque 4 mois nga koy door a opéré dañ ko opéré mu décédé mook doomam lii ma lay wax man moom laay jooy ba tey ji noppeegu ma.
Sankara ziar naa la ci loo nekk yaa ngi si jàmm waaye li ngay wax nii dëgg bu wër péng la de sa waay ñun suñu dëkk bi Sénégal moom yaa ma gën a xam lu yàlla xam doy na man mi temps yi mu fa nekkee dal na ma nu mu tuddati ab soj moo ma jàpp am na suñu wetu gàll am na Croix Rouge bu nekk foofu wetu Petersen bi noonu ma dem foofu ñu ne ma dañ may defal dañ may kii ndox quoi dañ may defal perfusion ma ne la yéen da ngeen dof man soj laa def man feebaruma. gis nañ tey seen réaction yéen ñëpp ci problème bi nga xam ni moom moo am ñu nekk li ñu wax sama xarit bi nga xam ne tungu leen du teew ñuy nataal moom la affaire boobu dal mi ngi nii man maa ngi ànd ak moom Sow léegi dama koy bàyyi mu expliquer leen ngeen xam ne lii nekkul dara li nga xam ne dañ ko inventé tu vois. waaw mais c'était juste une briefing quoi pour ñu wax leen li nga xam ne moom moo xewoon foofu noonu léegi donc affaire bi mi ngi passé le jeudi bi la gaañu ci guddi gi parce que dafa feebaroon ñu yóbbu ko hôpital mën ko yóbbu hôpital xamuñu xooluñu toog jili si même ñu daal di koy perfuser dañ ko perfuser après mu daal di piqué crise ñu yóbbu ko hôpitalu Thiaroye 3 jours après mu décédé quoi nii la demee. waaw comme ni ngeen ko gisee noonu kooku moo nekkoon sama système bi quoi bon Sankara doon waxtaan ak yéen noonu la demee quoi elle est partie à cause d'une crise 3 jours après bon elle a rendu l'âme quoi mu nekk affaire boo xam ne affaire bu ñu metti la quoi mais bu ngeen gisee ñu koy def nii c'est pour prévenir pour d'autres cas yi nga xam ne aussi mën na arriver ci hôpital yi quoi moo tax ñu ci def émission pour yaatal nit ñi képp ku ci amati sa malade boo demee hôpital balaa ñu koy piqûre wala balaa ñu koy perfuser bon ñu xool taux sucre am xool glycémie et tout balaa ñu koy defar benn. mais doo leen porter plainte. bon porter plainte bon Sénégal fii da ngay porter plainte mais affaire yi du mujj fenn parce que dañuy wax ne nii ak nii ak nii. expliquer yàllaa ko dogal et tout ça. moo tax aussi ñu def vidéo bi pour sensibiliser nit ñi aussi ku ci amati sa. chauffeur beeg nii chauffeur nga ne. grand ñun Sénégal dañu sonn quoi billaay wallaay. parce que xam nga toujours rek ay défaut médical yu kenn xamul lan lay expliquer man sama yaay yaram buy tàng kese la doon jàmbat. di lekk di def dara tëddul deful dara. ma yërëm ko ci loolu ma ni naa ko yóbbu hôpital. bi ñu ko yóbboo Nabil Choucair ñu xool ko def analyse defal ko lépp. ni gisuñ ci moom benn feebar. léegi 3 jours après mun ma garab yi ma joxoon foofu maa ngi koy naan. mais ba tey daal tàngaayu yaram bi mi ngi may jàpp quoi. léegi sama benn gars ni ma camp Thiaroye bi ñoom xam nga ay nan quoi ma yóbbu ko fa bi ñu ko yóbboo ñu ni dañ koy def scanner bi ñu ko defee scanner ñu ni dafa am ay boules yu ñu gis si biir bi affaire dama noonu mais mën nañ ko opérer dindi ko facilement quoi du am benn problème. ñu yóbbu ko mais camp la boo xamante ni ñoom wax dëgg yàlla sa patient boo ko indee yow doo fa fanaan yow daal kumpa lay doon ci yow après moom. ba nin ko jëlee yóbbu ko ni dañ koy opérer benn ñu yóbbu ko ñu ni dañ koy defal opération mais opération bi garaawul quoi c'est pas risqué lundi mardi ñu ñëw fa ñu ni mënu leen ko gis opéré nañ ko yeewu na mais day récupérer pour gaz bi wàcc affaire demee noonu mercredi ñu ñëw ni ñu wàcc na lii lañ si am lii daal lañ si am te amul woon tëddul woon mi ngi doon lekk en forme pleine forme loolu leen lan moo xew motif bi dara duñ la leeralal dara parce que médecin ba koy opéré sax après mënuloo ko gis doo ko gis quoi amul lenn nun lay leeralal lépp kumpa lay doon waaw te cas yooyu moom sa waay mi ngi bëgg a bëri ci dëkk te lu fi war a jeex la sa malade yow mënuloo ko assister sax ba xam ni lii moo xew wala nangam dugal ci hôpital ni la yow bu 16h 17h jotee après génnal hôpital bi moom moo fay fanaan yow xamuloo si dara waaw dimanche lañ ko mujjee gis maire bi ndeysaan nii la demee nii waaw loo xamante ni man du jóg sama xol parce que dafay mel ni man coupable laa ci quoi parce que maire bi tëddul yaram buy tàng kese la ma jàmbatoon te buñ ko opéré wul woon am du musa demee noonu du fi jógee mais loo wax fii Sénégal ñun la yàlla baax na yàlla baax na mais xoolal sa waay yàlla baax na boo taxawee fële daanu si terrasse yaa rey sa bopp lii nag noonu la demee quoi dañ lay rey ni la yàlla baax na bu mujjee fenn boo waxee porte plainte wala nangam kilifa yi naan la non mbiru yàlla bul ci loolu billaay wallaay taalaay buñ ko opéré wu loon du dee ndeysaan buñ ko laal loon du dee maire bi ndeysaan leer laa la wax te la ñu yóbbu ba muy dem moo dox ak ay tànkam ñu yóbbu ko problème jumbax la amoon jumbax bi di neewi hôpital bu ñu dem ñuy jox ay garab ñuy jënd ay 35 000 40 000
bañ ko opéré lañu génn ca biir ba dañu ko defal ci sóol nañ ko yóbbu tuuri kenn mësul gis lii billaahi wallahi tallaahi lañu génn ca biir ba ci sóol lañ ko def soowu peinture yii lañu ko dugal ne leen yóbbu leen ngeen tuur bañ ko opéré ca la paralysé mi ngi nii tëdd loxo yi jugatul tànk yi jugatul waxatul kenn xamul lii lu mu doon ñu ngi ñu tëral ci biir kër ga. Mbaaw ñu yóbbu ko ci plateau médical boobu noonu yaa ngi dégg biñ ko fa yóbboo sa maman mi ngi passé foofu la nuit ba mu fa demee mu passé la nuit te ñoom dañu ne bu comme du am kenn ku des ak moom fan du sucre am lan la xoolu xamuñu si est-ce que dañ ko war a perfusionné ou pas xamuñu lan lañ ko war a defal ci perfusion ñëw rek perfusionné nit ki. lu ndaw rek góom bi di yéeg góom yéeg rek ñu ne teppit ñuy waxaan ñu demaat naan teppit beneen ba mu deewee fa balaa ngeen di kii dee leen jàng di am maqaama xool mbir yi nu mu fa demee. Sankara waaye yal na la fi yàlla bàyyi yow dunda 111 ans rek sans ordonnance dëgg moo tax yàlla teg la fi kenn mënu la fi jël ku la fi nar a jëlee. sax laay wax tubaab fii c'est impossible ñu gis kuy am doom gaañu wala xale bu gaañu wala ñoom nee na ñoom il faut nit am ay 80 nangam 192 gaañu ñu xam ne c'est normal quoi. plus de 15 ans man moom maa ngi fi quoi macha allah mais Sénégal. loolu muy wax noonu maa ngi jégalu de mais ñoom dañuy sàggane malade lan mooy nit yow nga dem hôpital ñu naan la hôpital amul place fii tubaab bi 24 heures sur 24 soo wootee cento di cookto 118 boo ko wootee heure foo nekk da la fa fekk foo nekk ci kaw dëkk bi nu fekk la fa faj la Afrique na leen wax dëgg nu bàyyi ñoom nooy rey ñi nu naan ay médecins yi nan xoolaat seen liggéey bu baax bakken daa fort nu bàyyi lu ñuy def maa ngi jégalu nag jaajëf. waaw gis ngeen ñoo ko gisandoo c'était Confidence Show ak Sankara Mbaye snap de Sankara Mbaye c'est vraiment triste li nga xam ni moo ngi xew mais show bii nag dañ ko def uniquement pour wane ni les réalités yi nga xam ne ñu ngi koy dund fii ici au Sénégal so incha allah rabbi ça va se tenir chaque Wednesday chaque mercredi incha allah rabbi dinañ aborder benn thème ñu waxtaan ci ku ci nekk génne sa xel génne sa xalaat dañ ko def rek pour positivité nag defuñu ko pour benn acharnement defuñu ko pour pointer du doigt à quiconque mais dañ ko def rek pour positivité ku ci nekk mën ci gis ci sa njariñ te li ñuy wax nag nekkul lenn loo xam ne dañ ko inventé réalité la boo xam ne ñu ngi koy dund ici au Sénégal so le show se passe sur le snap de Sankara Mbaye da ngeen di def seen vidéo bu 30 secondes incha allah rabbi dinaa ñëw ak yéen ci beneen étape expliquer leen so yàlla na jàmm yàgg ku ci nekk ci ñun yàlla na am jàmm après nañ dellu ci ngéwal